Dakar Guédiawaye nag moo doon dalal 72 heures pôle emploi entrepreneuriat mu bokk nag ci programme xëyu ndaw yi nga xam ne nag dañuy yeewoo ci Guédiawaye demoon nañ ci ndaje boobee ngir sàkku ay xibaar yu soxal wàllu formation xëy niki noonu ak financement dañ ci ànd ak ki nga xam ne moo di Mame Moussa Niang ak Amadou Diallo. gis-gis bu bees doxalin wu bees ci wàllu xëyu ndaw ñi bile yoon dey ñi nga xam ni ñoo ŋànk bile programme dañuy jóge fi ñu nekk dem ba ci ndaw ñi dey ngir mën leen a xamal ak programme bile ak njëriñ li ci nekk. li ko waral rek mooy pour ñëw dajale ndawu Guédiawaye yi ñi nga xam ni bëgg nañ formation bëgg nañ financement wala bëgg nañ contrat de travail à durée déterminée pour ñu ñëw def ko. may rafetlu bu baax li ma gis fii ci Guédiawaye autorité administrative autorité territoriale yi ñoom ñëpp ñu daje fi pour gunge ndaw ñi ci loolu parce que jàpp nañ ne ni ko président la waxee loolu yitte président de la république la. donc Guédiawaye li ma wax rek mooy amul plafond ci ñi ñuy former wala ñi ñuy financer donc ça dépendra que li nga xam ni moom la xale yi di ñëw di bindu li ñuy laaj ci pertinence su loolu la ñu may fàttali ne programme bi président de la république wax nañ ko wàccee ci gox-goxaan yi te fii ci Guédiawaye préfet de département mooy coordonné loolu. donc tey xale yi tey ak suba bu ñu bindoo ak ñi nga xam ne bindi woon nañ ci pôle bi structure yi nga xam ne ñëpp ñoo bokk ci pôle bi danañ daje ak préfet dina leen convoqué pour ñu valider xale yi nga xam ne ñëw nañ demandé. loolu nag suñ ko defee bu ñu gannaaw subee bu alxamisee ñu jox leen seen bon de formation ñii seen financement donc loolu nag it bokk na ci li nga xam ne nii préfet war na ko def mais loolu dafay ànd ak élus locaux yi dafay ànd ak ndaw ñi dafay ànd ak jigéen ñi ci comité boobu pour mën a def liggéey boobu. fi mu ne fukki waxtu ak benn tegal na ay simili fii ci esplanade bu mairie bi Wakhinane Nimzatt daanaka mboolem luy service ak i bànqaas yu bokk ci ministère de l'emploi day teew nañu ci bërëb bile. ay stratégie la pour gën a jege population yi parce que bi ñu tegee déjà pôle emploi yi ba pare doyul donc dañu instauré tey jii benn modèle boo xam ne nii dañuy dem fekki leen pendant 3 jours. Dispositif bu nekk bu état mettre en place muy financement yi muy formation yi muy convention état employeur ñu jege population bi de fait dina leen permettre ñu gën a mën a bénéficier wu ci avantage yooyu. ndaw ñi muy jigéen di góor donte naaj wi tàng na lool waaye teewul de ñu ñëw wuyu si li nga xam ni moo jëm ci wàllu xëyu ndaw ñi. ñëw pour bénéficier wu ci financement yi quoi parce que dama doon ambulant ñëw ba fii. daje beeg sama yenn client ma laaj leen ñu expliqué ma affaire yi quoi léegi ci laa daggee lépp pour bëgg ñu financer ma quoi pour ma liggéey parce que ambulant bi xam nga dafa métti ndax bi dafa métti te ñun liggéey rek la ñu xam liggéey la ñu bëgg itam. ma jox financement ma mën a jaay dimbali sama waajur bu jigéen. accueil bi rafet na trop kontaan nañ ci lool sax ubbi nañ seen kanam yaatal nañ ñëpp. def naa sama formation ba pare ni en BTS dama ñëw pour buñ ma mënee jël. ma liggéey parce que def naa formation transport logistique waaw te xam naa ne am naa ci tuuti compétence te buñ ma jëlee aussi mën naa wane li nga xam ne moom lañ ma jàngal. ay ndaw yu ñu tàggat boole ceek jox leenum xëy wala ñu financé leen ci seeni projet loolu day mooy li nga xam ne moo tax a jóg ñetti fani pôle emploi ak entrepreneuriat bi nga xam ne day jëwriñ ji ñu dénk wàllum xëy moo ko amal mu boole ci nag ni day dana dem mboolem ci région yi nga xam ne ñu ngi ci Sénégal ngir mën faa lawal bile programme. mu nekkoon reportage ki nga xam ni moo di Dame Sylla jëwriñ bi ñu dénk wàllub développement communautaire équité sociale ak territoriale ma nga woon ca diwaanu Kolda ngir lancé loolee nga xam ni moo di opération transfert monétaire exceptionnel foofee ca capitale du Fuladu nag ñu toll ci 40 junni ménage yoo xam ne daal dinañ leen yónnee ay koppar ngir jàppale leen mu bokk ci programme mu 7 milliards de francs CFA bi nga xam ni président Macky Sall nag moom moo ko initié dañ ci àndal Abdou Aziz Bane. terrain relais bu Kolda nag lañ daal di amalee lancement opération transfert monétaire exceptionnel yi nag ngir ménage yu registre national unique bu nekk ci capitale bu Fuladu ay opération yoo xam ne daal yu am solo la ngir askan wi. maa ngi wax ci tuuru Kolda yëpp bénéficiaire yi fi nekk yëpp képp kuy am bourse familiale képp kuy am ci 80 000 yi ñu yéene ñu ngi kontaan si yéen di leen ñaanal jàmm ak salaam ñu ngi lay nuyu yoo ak sa gouvernement ñi ngay liggéeyal mooy président de la république ñu ngi lay ñaanal yàlla nga yokk jëm ca kaw ca kanam président de la république ñu ngi lay jaajëfal. ci Kolda ëpp
na 45 000 ménages yoo xam ne daal transformateur yooyu laal na leen région bu Kolda dina am lu ëpp 3 milliards ci suñuy koppar ñu séddale na ko nag ci ñeenti département yi nga xam ne mooy Kolda Vélingara ak Médina Yoro Foulah. waa Fuladu maanaam lu ëpp 3 milliards 3 milliards xaalis dina dem ci poche ñoo xam ne dañ leen bind ci registre national unique boo xam ne moom la ñu organiser fii moom la ñu am fii ci Kolda ci dimbali ñi néew doole yi ci nawet bi. ku la may ndekki may la añ su la waxee dinaa la jox nga njoganiku war nga koo gëm te président Macky Sall nag yeex naa ne gëm naa ne may na yooyu yëpp. li nga xam ne président Macky Sall def na ko ci biir région de Kolda montant bi mu ngi toll ci 3 milliards ak lu teg te war a bénéficier luy tolloo 46 000 ménages ci biir région de Kolda loolu mooy li waa ji waxoon président Macky Sall ci ayam la ñuy fay fonctionnaire waaye la ñuy fay non fonctionnaire ak koo xam ne jàng naam jàngul loolu nag ñu yet sant ci yàlla. cérémonie bi nag daanee nekk occasion pour ministre bi mu daal di lancer opération transfert monétaire yi ci Kolda ci capitale bu Fuladu bi nag askan wi moom wane nañ seen mbégte bu baax a baax ci jot nag li nga xam ne daal mooy koppar yi ñu jaarale ko ci transfert monétaire exceptionnel yooyu. jëriñ mi ñu dénk wàllu microfinance économie sociale et solidaire xam ngeen ni fan yi yëpp nag da doon amal ab tournée ci marché yi ngir jébbal commerçant yi ab financement ndar képp na ko nag ci marché HLM ginnaaw bu mu jébbalee foofu ay financement commerçant yi nag di sant bu baax nguuru Sénégal ci jàppale gim leen yi jàppale dañ ci ànd ak Awa Ndiaye. buñ ko xoolee ci ANSD organisation yi ñuy jotoo xool fii ci Sénégal ñu ci bëri ci commerce bi nañuy liggéey ñu am ci nag 24%. organisation yooyu yëpp ñu ngi nekk ci diggante Dakar ak Thiès ñoom nag li ñu indi ci koppar fii ci Sénégal ëpp na 200 milliards. commerçant yi nag seen wàll ci koppar gi ñoom nag ëpp na 100 milliards. loolu dafay wone doole commerce ci économie sociale et solidaire. madame la ministre ñun ñooy sa bay faal marché musul am lii musul am parce que dama liggéey ak marché dama daan ànd ak Maodo Mody Ba ñi yéeg di wàcc nga jël oto ak essence jox ko sa équipe liggéey ci suba ba presque 7 heures ñu ngi koy dox. jëwriñ bi yor wàllu microfinance économie sociale et solidaire tëj na lii di tournée bi mu doon def fii ci région bu Dakar mu daal di wër nag ci marché yi di leen jox ay financement ngir jàppale leen ci seen commerce ak ci seeni activité mu nekk lu indi mbégte lool ci commerçant yi jigéen yi ak ndaw yi. donc bi ñu defee enquête yi ba pare am na nag marché yoo xam ne biñ fa demee dañu ne enquêteurs yi duñu dugg. mais bu ñu enquête xam ñan ñoo nekk foofu di fa jaay bu ñuy financer mën nañ financer ku ñu ne mbubboo seen turu marché te fekk du ñu fa ne ñoom ñoo jot financement moo tax tey amul kenn koo xam ne yaa ngi ci marché bu ñu paree ñu jël ne yow dañ lay financer dañ koy xool ci base de données bi boo fa amul table duñ la jox. bëri na nag li leen ci xaar waaye ñoom nee na li ci ëpp solo moo di programme d'appui aux commerçants des marchés mu nekk na ci taxawaayu fonds d'impulsion de la microfinance te mu toll ci koppar 1 milliard. xam ngeen ni ñi ngi dëgmal lii di tabaski nag dañuy soxla li nga xam ni moo di soble ñiy bay soble boobu nag di am njàqare ci naka la ñu koy dencee ci loolee jëwriñ bi ñu dénk wàllub commerce ak petite et moyenne entreprise demoon nag nemmeeku ji marché d'intérêt national ba nekk ca Diamniadio foofee nga xam ni nag mën nañ fa denc quantité bu am solo bu soble dañ ci teewlu ki nga xam ni moo di Abdou Wade. ay saaku soble yu bari ñu jël ko fii ci angaaru marché d'intérêt national bu Diamniadio lii nag li ko waral mooy lëkkaloo bu am solo diggante ministère du commerce ak ñi nga xam ni ñooy liggéey ci wàllum soble. madame la ministre dafa gis jafe-jafe yu producteurs yi di jànkonteel nu gis chaque at rek dëgg yàlla soble bi dañ koy gas di ko tuur mu nekk loo xam ne vraiment président Macky Sall daf ko metti lool mu instruire ministre du commerce ne ko daal bëggatuma loolu mu am. yàlla dafa dogal dañ daan produire ay junni tonnes muy yàqu te duñ ci am saafara yàlla dogal bàyyiwun ba saafara feeñ tey
muy marché d'intérêt national bii. at bu jot Sénégal dina ñàkk ay tonnes soble yu am solo li ko waral nag mooy ñàkk fi ñu ko denc ak marché d'intérêt national bu Diamniadio bii nag acteurs yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllum soble seen xel dal na bu baax a baax ndax lépp lu ñuy bay dinañ am fu ñu ko mën a denc. lii jéego la bu nu teg mais année prochaine objectif final mooy année prochaine léegi yàqu-yàqu dootu day jeex ci réew mi parce que ñun ak waa ARM am nañ benn convention bu mag boo xam ne ni ngi ciy liggéey pour que ñu tabax benn hangar de stockage dernière génération boo xam ne dina dem ci 3 ba 4 ba 5 hectares boo xam ne dafa bokk ci suñu extension pour que léegi béykat yi dëgg yàlla suñu tëddee dañuy nelaw ba yan. daaw toog nañu 10 mois importé wuñ pomme de terre toog 8 mois 15 jours importé wuñ soble suñu amee magasin yu mel nii def ko aussi dans des régions mun na am ñu denc suñu soble ba dootuñ jéggaani. ngir mbébét boobu nag mën a sotti marché d'intérêt national bu Diamniadio bi dina ci jouer rôle bu am solo loolu nag mooy waral ñi nga xam ne ñoo ngi liggéey ci wàllum mbayu soble am ci yaakaar bu baax a baax. marché d'intérêt national nekk bërëb boo xam ne dinañ fa mën a denc soble si ba du yàqu dañ leen di wane la nag ak ki nga xam ni moo di Mamadou Fall moom dafa boole nag tëx ak lu moom nag mu jàng lu jëm ci wàllu couture ay atam toll ci 22 mu nekk nag koo xam ni famille wam dañu am yaakaar ci moom bu demee nag ba réussir ci li nga xam ni moo di ñaw boobee kii di waajuram bu jigéen jaay ay bien wam ngir mu mën a jàng loolee nga xam ni moo di ñaw kii di Corodien nekk sa Tambacounda moo ñu demaloon seetali ñu ko. mu fas yéene livré commande bii nga xamante ni ñi ngi ko defoon am na ay bés ci ginnaaw tailleur bii way laagu la maanaam du dégg te du wax waaye tey jii de soxlaatul benn nit bu nga xam ne dina ko jàppale ci wàllu mu wuy téléphone. Mamadou Fall tey day waxtaan ak ay client wam ci téléphone ci WhatsApp appel vidéo bii ngeen di gis day présenté li nga xam ne mooy modèle biñ ko commandé woon laataa ñu koy livré. bi ma ko njëkkee gis mu yor téléphone sa affaire dafa maa jaaxal ma ne moom bu yor téléphone loolu lu mu nekkee après benn jour ma ñëw fii ma laaj ko téléphone numéro mu jox ma bu ma ko joxee man joxoon ko sama benn ñëw ma ne ko bàyyi ma laaj ko kañ laay ñëw jël si yére bi ndax yére bi pare na ma envoyé ko message ma ne ko coucou laa ko njëkk a bind ma def ñaari seeb mu tontu ma mu ne ma salut ça va. man moom prix même prix sax su ma ko laajee prix dama koy envoyé message c'est combien kañ laa koy jël si telle heure ban jour lépp daf koy wax par WhatsApp des fois tamit mu rëccale wax. mu judd ci atum 2000 Mamadou Fall jàng na alxuraan jàng na école française ba am CFE waaye nag mujjul yeggale deful lu cycle secondaire ak moyen wante nag daal dina def formation professionnelle en coupe couture. njëkk naa ko yóbbu sax menuisier pour mu def menuisier mais moom bëggul coono yooyu. patron bi woo ma mu ne ma kii daal mënuma ko téye parce que dafa léegi day xeex fii day téye def ni def ni. keneen yóbbu ko fa kuñ naan mbay kan fa la jàngi métier def fa 3 ans ba am diplôme mu ngi nii may ko machine mu ñibbisi nijaayam bëggoon ko téye foofu ne ko da koy wutal foofu atelier bu nga dem mu fay ñawe mu ne déedéet comme bëgg gi ma bëgg rek man damay ñibbi sama yaay. mu nekk ndaw nekk waylaago waaye taxul mu bëgg yalwaan xalaatu ko sax. benn dëkkandoo bu ma indiloon sarax pour moom ma jël ko ndax rus mais bi mu ñëwee dafa mer ba jooy dem si bàjjanam boole ma ne moom du koy jël sarax ñu joxoon ma ginaar ak abaaye mu xëy ginaar bi dee mu ne ma voilà li nga doon wax mu ngi nii ma génne abaaye bi ak daal yi ma dem yokk ko benn jàngalekat alxuraan. Mamadou bokk ci famille bu nga xam ne toll nañ ci juróom papaam génn àdduna ci bi muy am fukki at ak ñeent. tey jii muy liggéey ngir jàppale waa këram rawatina rakam bu jigéen bi nga xam ne léeg-léeg mooy nekk sax secrétaire am. bon je l'apprécie man sax sama exemple la parce que man tey jii maa ngi nekk école di jàng mais su ma sañoon tey moom nu mu def ni ba am métier ma tam noonu laa jàngee ba am sama métier réussir dans la vie ñu aider suñu yaay daal. ginnaaw bi nga xamante ni def na këmtulaay kàttanam ba am liggéeyam maanaam nekk tailleur. tey jii nag leneen li nga xamante ni mooy challenge am bokk na ci nan lay amee matériel bu nga xamante ni bu mucc ayib la ba mën a rek yokk li nga xamante ni mooy clientèle am mooy. Mamadou Fall di dund ak laago waaye moom ay yaafosul mi ngi yor atelier de couture ngir dimbali ay waajuram. leneen lu soxal xibaar yi fexe ba fépp ci Sénégal askan wi am li nga xam ne moo di courant loolu nag moo di bëgg-bëggu banque mondiale mi nga xam ne nag day jàppale réewu Sénégal ci lu toll
ci juróom-ñeent fukki milliards ci suñu koppar ci projet bi ñu duppee PADES ñi nga xam ne nag ñooy waa PADES yooyu doon lancé seeni activité ci ministère bi ñu dénk wàllu pétrole ak énergie. Anaïs Ñaaña Mané. waaw projet bi solo si mooy comme ni ko président de la république santé jaarale ko si ministère donc du pétrole et des énergies mooy ñu def lépp pour ñu am accès universel à l'électricité mooy maanaam fu sénégalais nekk électricité fekk ko fa donc projet bi banque mondiale moo ko financé muy 150 millions de dollars et njariñam mooy dañuy fexe ba nga xam ne ni ma ko waxee léegi nii fu sénégalais nekk électricité fekk ko fa maintenant liñ ci wut mooy fi nga xam ne jotoon na am électricité wala taux bi demee fa noonu ñu fexe ba densifier ko maanaam ñu yokk accès bi liñ ci utaale aussi mooy am na ay ñoo xam ne nii seen loxo jotul seen ginnaaw dinañ jël 200 000 ménages dont 40 000 yi ñoom ñoo xam ne nii dañuy am ay lu ñuy wax installation intérieure maanaam dañu gis ne jafe-jafe accès électricité mooy ñu bari dañuy bëgg mais du ñu xam lu ñuy amuñu doole bu ñu financer ñoom seen bopp accélération installation intérieure donc dinañ tànn lu mat 40 000 ménages ñoo xam ne ñooñu dinañ leen yombalal accès bi maanaam dañ leen di may installation yi. beneen objectif beneen kii bu muy ut aussi mooy li nga xam ne ci hôpital école ak yenn PME yi pour suqali économie bi aussi dinañ leen jàppale ci projet bi ba nga xam ne dinañ am accès bu yomb ci électricité bi. bërëb bi am na ñu jot ci ciblé mais dafa am ay jàngat yu ñuy def donc jël nañ consultant bi loolu sax mooy phase bu njëkk bi ba nga xam ne dina xam zone yooyu yi nga xam ne nii électricité kii wu fa trop ñu identifier leen pour ñu dem foofu projet bi. Banque mondiale apporté na lu mat 150 millions de dollars ci projet bi. durée bi mooy dañuy topp ndigalu suñu gouvernement lu mu wax mooy fii wax 2025 ñu fexe ba nga xam ne ni projet bi dina tënku ci période boobu. mu nekkoon ki nga xam ne nag bokkoon na ci ndaje boobu ñu doon tàmbali ay activités waa PADES li tax a jóg loolu nag ci dimbalu banque mondiale moom mooy fexe ba nu mën a yombal wàllu courant bi ñëpp jot ci Sénégal. leneen lu soxal ci wàllub xibaar yi lu toll ci junni milliards yu toftal téeméer ak fukk ak ñaar moom nag mooy recette yi nga xam ne nag lii di secteur minier dugal nañ ko ci koomu Sénégal ci atum 2020 mu mel ne nag dafa am loo xam ne yokkute la yu ñu nemmee ko donte nag li nga xam ne moo di jàngoroy mbas mi jaar na fi dañ ci ànd ak Mamadou Sakine ak Moussa Mané. ndaje mi nag ñu ngi ci waxtaanee lu jëm ci secteur minier maanaam rapport bi nga xamante ne amaloon nañ ko ci activités yi nga xamante ne amaloon nañ ko ci atum 2020 bi boo xoolee at boobu nag Covid 19 daanaka mu yoon fi waaye taxul secteur minier yëngu na bu baax a baax ba tax na nag am na xaalis bu takku boo xamante ne am na ko te nit ñi ñu ngi rafetlu ci taxawaay bi nga xamante ne secteur bi taxaw na ko ci atum 2020 bi. Aujourd'hui, on est tey jii mën nañu jàpp ne ñi ngi ci xayma li ñu liggéeyoon ci atum 2020 gis nañu ne mbir mi dox na bu baax a baax donte ni Covid 19 mi ngi fi woon secteur minier bi nag jot na liggéey ci atum 2020 lu ëpp junni ak téeméer ak fukk ak ñaar ci ay milliards ci CFA. ci daje bi nag saytu nañu li jëm ci secteur minier bi nag waaye nee nañu boo gisee secteur minier mu daal di am doole bu baax a baax. daanaka loolu bettu leen waaye lu ci gën a am solo nag mooy am na leen loo xamante ne yëguñu ko mooy wàllu financement ba tax na nag nee nañu financement yi nga xamante ne jagale woon nañ ko secteur bi néewu na lool. Nous avons un problème de financement de ce secteur. dañoo am jafe-jafe ci wàllu financement ngir dugal ay koppar donte ni nag gis nañu ne investissement bi du nga mën a jur njëriñ la loolu nag war nañu yee ci lu bare ngir nag ñu xool naka la ñu mën a fexe ba lii nga xam ne ci moom la ñuy liggéey mu mën nag nekk loo xam ne day jur njëriñ ci wàllu financement bu am yàggaay. lu waral ñu publier rapport bi nag daanaka lenn loo xamante ne état du Sénégal daanaka lëkkaloo na ko surtout ak askan wi ba tax na nag saa su ne nag dafa war a wone lépp loo xamante ne jëlee nañ ko ci li nga xamante ne mooy industrie minière. sartu bu 2016 des na fàttaliwaat bés bu nekk ne lii nga xam ne moo di meññeef yi jóge ci suuf si ñii nga xam ne ñoo di askan wi dañ cee war a gis seen bopp bu baax a baax moo tax nag at mu jot mbir mi dañ ko war a leeral bu baax a baax ba ku nekk xam naka la demee ak lan moo ciy jural njëriñ askan wi.
rapport bi nag boo ko jàngatee nag daal di gis ni juróom-ñeenti région daanaka lim nañ leen ci biir rapport bi nag mu mel ni région de Thiès moom la ñu gën a lim nag moom mu ngi ñëw ak ñeent fukk yi nga xamante ne ay titres miniers daal di topp si nag région de Kédougou bi nga xamante ne am na ñaar fukk ak juróom-benn ay titres miniers. ñaar fukki opérateur ak juróom yu yëngatu ci wàllub mbay mi jot nañ seenub lijaasa gannaaw ba ñu leen tàggatee ci ay bés li la nag ñi ko amal moo di waa chambre de commerce ñu lëkkaloo ci ak bureau international du travail li taxoon na jóg nag tàggat boobu moom mooy fexe ba wan leen fan la ñuy jaar ngir taxawal seen entreprise dañ ci ànd ak Pape Koli Ngam. Je me nomme Marème Fall. kenn la ci ñaar fukk ak juróomi opératrice ak opérateur agricole yi bokkoon ci tàggat bi moom soxna Marème Fall jàpp ni ci ñetti fan yi jànge na fi lu bare lu ko amal njëriñ. wan nañ ñu fi nan la ñuy formaliser woo nan la ñuy enregistrer sunu entreprise ak démarche yi nga xamante ni war nañ ko def pour mën a yombal formalisation pour sunu entreprise bi wan nañ ñu aussi ne formaliser sa entreprise nekkul loo xamante ni dañ ko war a ragal wala loo xamante ni mën na ñàkk au contraire ñun ñi nga xamante ne ñun ñu ngi soog a dugg ci milieu entrepreneuriat daf ñuy dimbali. Sénégal lu ëpp ci liggéeykat yi ñoo ngi koy fekk ci li nga xamante ni mooy mbéy mi looloo tax yokk seen xam doon loo xamante ni lu yitteel gouvernement bi la rawatina chambre de commerce. ñetti fan yooyu loolu lañu leen jàngal comptabilité. ñu xam lan mooy texte de loi yi régir la création d'entreprise nan la ñuy sosee entreprise moo am këyit nan la ñuy organiser entreprise nan lañ koy jëmale kanam loolu yëpp xale yi ñoom jàng nañ ko ci ñetti fan yooyu. ñu ëpp ci Sénégalais yi ci mbay dañuy liggéey mais dañu nekk ci secteur informel comme ni ma ko waxee baykat yi ci ëpp dañuy bay seen tool jaay seen. bu ñu bayee récolté jaay xamuñu luy impôt xamuñu luy recruter xamuñu lan mooy texte de loi loolu daf leen di gàllankoor. tàggat bi mën nañ jàpp ne day dooleel programme national bi ñu duppee xëyu ndaw yi looloo tax sax buñ jógee ci ñi fas yéene nañ kaa lawal ci yenn bërëbu liggéeyukaay yi. ñun chambre de commerce lépp lu ñuy def dafay tenir compte ci politique étatique politique de l'État en matière de création, de développement des entreprises, en matière de recrutement, de création d'emplois des jeunes. Formaliser seen entreprise nag ab concept la boo xamante ni Sénégal mooy ñetteelu pays Afrique bi nga xamante ni mu ngi koy expérimenté gannaaw Côte d'Ivoire ak Gambie. APS di agence de presse sénégalaise moom nag dalaloon ñi nga xam ne nag dañuy yëngatu ci wàllum tasum xibaar ngir waxtaanee taxawaay bi nga xam ni taskatu xibaar yi war nañ koo am rawatina lu jëm ci wàllub kaaraange réew mi ñu amaloon ko nag ci diwaanu Kaffrine ngir fexe ba loolee yëpp nag ñu gën cee mën a bàyyi xel rawatina ci jamonoy élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal. Claire Diop. séminaire annuel bu agence de presse sénégalaise bu ren ñu amal ko ci Kaffrine ci xolu Ndoukoumane ren nag thème bi ñeel responsabilité du journaliste face aux défis sécuritaires ci jamono ji nga xamante ni Sénégal mu ngay waajal ay élections électorales li ni mel nekk na lu am solo. donc ñu ñëwoon tey fii Kaffrine pour daje boo xamante ni dañ ko def ak suñu partenaire Fondation Konrad Adenauer avec appui Centre des hautes études défense de sécurité. pour xayma problème de sécurité yi nga xamante ni moo mun a am ci département bu mel ni Kaffrine région de Kaffrine de manière générale nga xamante ni donc dafa nekk ci yoon boo xamante ni day dem ci ay réewu CEDEAO yu bëri donc te xam nga Sénégal réew yi ko wër li ko wër ndombo dafa bëri ay réew yoo xamante ni dafa bëri ay tàkk-tàkk donc ñun nag ci tàkk-tàkk yooyu dañoo war a bokk ci ñiy fay waaye waruñ bokk ci ñuy xamb donc loolu lañ doon gën a soññu journaliste yi agence de presse sénégalaise sax moom xam nañ ko ci sensu responsabilité am ci traitement information. séminaire bi tax na ñu waxtaane fii tolluwaay insécurité file ci Sénégal fan lay jógee lan moo koy indi waaye itam ban taxawaay la journaliste bi di taskatu xibaar bi war a am. champ médiatique nag nekkul boo xamante ni nekkul tool boo xamante ni lu neex waaye nga def lu neex waaye nga wax bay wax loo xamante ni mun na taal
dëkk wala mun na taal réew wala mun na taal sax ay réew donc moo tax ñu doon soññaat journalistes yi pour ñu gën a xam seen responsabilité donc bu ñu jànkoonteel ak donc anam yu mel noonu ban taxawaay lañ ci war a am parce que ñoom tamit bu avant tout ay doomu réew lañ donc réew mu dal donc nekk na loo xamante ni seen yitte la war a doon. kaaraange nekk lu am solo jamono ji ci Afrique de l'Ouest ba tax na nag tàggatu ñaari fan yi dina tax ba journalistes yi ñu gën a mën a saytu seen liggéey xam itam nan la ñuy taxawee jàppale force de défense et de sécurité waaye itam askan bi. thème bi nag muy thème bu am importance ndaxte dañu ne mbirum sécurité la ku wax sécurité da ngay wax jàmm. mbiru sécurité la ndaka la journaliste bi war a comporté woo ndaka la journaliste bi war a liggéeyee ndaka la war a jëlee akam dëgg la pour liggéeyam mais ndaka la war a def ba nga xam ne day bokk suñuy sàmm jàmm joojo. ñi bokk ci formation bi nag nekk nañu ay taskatu xabaar yu nekk APS jóge ci région yu bari ci Sénégal ñoom nag ñu jàngal leen lépp luy kaaraange waaye itam jafe-jafe bu ñeel wàllu wi ana naka la ñu war a taxawee bu ko defee ñu mën a wax waaye itam dox ci jàmm bu sax dàq. lu soxal njàng mekk njàngale mi xam ngeen ni nguuru Sénégal li ko soxal moom mooy fexe ba ndongo yi di gën a tànn li nga xam ne mooy discipline scientifique ak technologie ki ko xamle mooy jëwriñ bi ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi di Mamadou Talla ca ba muy jébbal ay raaya ndongo yi nga xam ne ña nga nekk ci lycée scientifique d'excellence bu Diourbel ba mu ca noppee nag mu jébbal leen ay jumtuwaay dañ ci ànd ak ki nga xam ne moo di Bada Seck ak Massamba Thiane. ak ku def lu rëy am lu rëy bàkk boobee nag moo jub fii ci Diourbel fii ci lycée scientifique bi ñu jàpp ni ñoom nag ren daanaka boo seetloo moyenne bi ñu am bu ñu leen xayma ñoom ñëpp toll na ci fukki poñ ak juróom ci wuti ñaar fukk ya waaye tamit li nga xam ne mooy jongante bu mag bi di concours général daanaka am nañ ci fukki prix ak juróom-ñeent loole nag doon loo xam ne lii waroon nañ leen sargal ngir liggéey boobee. 179 élèves la ñu am ci 179 yi 105 yi ay filles lañu 74 mooy garçon. ci année bi la moyenne par classe tourne autour de 15 et quelques vraiment gàcce nga la ma suñuy élèves ñu ngi def lu ñu mën pour mériter l'excellence parce que l'excellence comme on le dit ñefe la ñu wàllu concours général bi aussi ren ñu ngi am 19 prix daaw c'est vrai que 21 prix la ñu amoon manqué nañu ñaar mais boo xoolee niveau global bi nu mu demee vraiment gàcce nga la ma suñu élèves yi ak suñu profit. ñun amoon nañu déjà projet boo xam ne avec la Banque mondiale dañ si waroon def xaalis bu bëri bu am solo pour ñu jeexal bâtiment yi et cetera léegi li si matériel indi nañ fi ay matériel ay matelas ay coiffure indi nañu ay ventilateur indi nañu ay matériel bu bëri wax dëgg yàlla tey et dinañu continuer également de réhabiliter école bi comme ni ngeen ko bëggee di wax rek même si ndox mi surpresseur bi aussi ñëw na. bu ñu xayma lu toll ci téeméer rek ñeent fukk ak ñeenti xale ñoom la ñu doon neexal fii muy ay élèves yoo xam ni nag seen i wayjur teewoon nañ waaye tamit ay kilifa yu bari ci diwaan bi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy administration wax nañu ne lii day dafay gën a ñaax yeneen xale yi. am naa mbégte mën a bokk ci élèves yi ñu primé tey ci journée d'excellence bi. premier prix français laa am deuxième prix philosophie troisième prix histoire et géographie premier prix d'anglais. troisième prix de sciences de la vie et de la terre troisième prix d'espagnol. sama bébét mooy bu ma paree naa am d'abord sama bac ak mention après mën a intégrer école de formation en management. si atum ren bi am na premier prix wu mathématique ak premier prix wu sciences physiques ak premier prix wu sciences de la vie et de la terre troisième prix histoire troisième prix philosophie premier prix anglais ak premier prix éducation physique et sportive. si concours général bi dama am premier accès mathématique ak deuxième prix wu histoire mbégte la d'abord mais tamit jaajëfal ndax damay jaajëfal suñu borom tamit ba pare jaajëfal sama waajur yi jaajëfal tamit suñu professeur ñëpp ñi ñuy jàngal ak sama camarade ñi ma bokkaloon classe ñi may soutenir si année bi. juróomeelu yoon bi nga xam ne nag ñi ngi amal li nga xam ne moom mooy bés bi ñu jagleel récompense bi ñu jox xale yi fii ren lañ fa doon waxtaanee mooy naka la ñuy waajale suñu bopp ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu xarala yi ndax àddina wërngal këpp foofee la ñu mujj. muy tànn goo xam ne gi dafa aju ci li nga xam ne ministère éducation nationale ci loolu rek lay liggéey. également fële si ministère bi commencé woon nañu ñun si numérique si apprendre à la maison ñu bàyyi ko dem si suñu service bu ñuy wax Siemens di utiliser Planet Green
indi également projet bu bees boo xam ne moom moo yor lépp lu ñu def ci numérique ci biir Sénégal dans l'éducation waaye comme li ñu defoon fii baax na gis nañ fi ay résultats yu baax am nañu ay résultats yu baax chaque année ñu am ay élèves ay étudiants ñoo xam ne ñu ngi dem France di comporté wu très bien ñu dem ci grande école yi chaque année ngeen di am ay baccalauréat président de la République décidé nag nañu installé ay yeneen lycée yu mel ni ci Sédhiou ak Kaffrine ñooñu commencé nañu leen tabax donc toujours dans le domaine scientifique. ju ñu dénk wàllu njàng mi Mamadou Talla ak délégation am rafetlu li nga xam ne moom la fekk fii ci lycée bi waaye tamit mu wax ne bés bi doon na bés boo xam ne bii toujours nañuy gën a ñaax xale yi waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yi wane seen bopp ndax foofee la ñu mandargale robot bi nga xam ne moom la ñu njëkk a defar ñoom xale yi def ko foofee ci biir école bi te seen club scientifique bi ñoom ñoo ko def. lu soxal xibaaru tàggat yaram xam ngeen ni suñu gaynde yu jigéen yu football yi qualifié nañ li nga xam ni moo di quart de finale CAN féminine bi am foofee ca Rabat ca Maroc ñoom nag ñoom ñoo dóor équipe bu Burkina Faso ci benn bal ci dara mu nekk nag ab qualification bu historique ci bile yoon nga xam ni moo di ñaareel bi ñuy bokk ci CAN boobule El Hadji Thierno Dramé. yàgg nañu ca fa nga xam ni mooy quart de finale yi mu doon guléet ci taarixu football équipe nationale féminine ci compétition bi di CAN mu nekk victoire bu gàtt nag ci seen diggante ak Burkina Faso waaye victoire boo xamante ni yéex na egsi ndax bi mu desee fukki simili ci la ñu am benn contre attaque Absatou Diallo daal di am nag penalty arbitre bi désigné point de penalty bi laata VAR bi di ko woo mu dem nag xool lu yàgg li nga xam ni mooy image yi waaye nag teewul changé wul décision am penalty bi nag Korka Fall daal di koy dugal bii boobu nag tax gaynde yi jël li nga xam ni mooy ndam bi seen digg ak Burkina Faso ñoom ñi nga xamante ni nag match bu dëgër la ñu def Sénégal daal di am juróom benn poñ daal di nag jàll ci li nga xam ni mooy quart de finale ci lii di ñaareelu participation wam ci Coupe d'Afrique des Nations mu nekk itam seen ñaareelu victoire ci compétition bi seen adversaire bi ñu war a am nag muy Maroc di pays organisateur bi liñ ci am ci objectif mooy jël raw gàddu bi ci groupe A waaye yi tamit wëyal seen dox ci li nga xam ni mooy sommet yi. dañuy jeexale xibaar yi ak xibaar bu triste moom muy génn ko àdduna ki nga xam ne nag moo di Thierno Abdou Rahman Ba moom nag mooy waajur bu góor bu suñu naataango bi di Bachir Ba moom mi nga xam ni ci jamono yi ma nga foofee nga xam ni moo di Makkatul Mukarram Thierno Abdou Rahman Ba nekk nag koo xam ni ku ñu ràññe woon la ci wàllub diine foofee ca Ziguinchor mu nekkoon nag koo xam ni moo fa taxawaloon kii di xalif bu Maulana Cheikh Ibrahim Niass foofee ca Ziguinchor Thierno comme ni ko taaliba yu bari nag doon woowee mu nekkoon njiit goo xam ne nag ku am solo la ci wàllub diine kii di kër gi di RTS ci turu ki ko jiite mu di Racine Talla ñuy jaale ay mbokkam rawatina suñu naataango bi nga xam ne moo di Bachir Ba ñuy ñaanal waajurum bu góor suñu borom xare ko aljana firdawsi mbokk yi li moo fi rusandi woon ci ay xibaar ñu leen di jaajëfal ci teewlu bi bu juróom-ñetti waxtu jotee kii di soxna Rugiyatu Ba Njaay dina ma fi wuutu ngir xibaaru nasaraan yi ma leen di ñaanal guddi jàmm. La Banque Agricole